dalee nag jàmm ci xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi téeméer ak fukk ak juróomi doomi àddama ñoo dolleeku ci lim gu ko fii jotoon a am fanweer ak juróom faj nañ leen tey ba ñu wër am na ñett ña nga xamante ne nii rek ñàkkaat nañu ci seen bakkan. Tindodi di ab gox bu nekkee ca Touba Njàkkare la ñu yeewoo ni ki démb ci àllarba gi askan ba fay yeewoo nag dañu xëy rek yem ci benn waay bu am fanweeri at ak juróom benn bu ñàkk bakkanam ci ab tool bu mu takk bu boppam rek ci benn garab di mbir mu doy waar. Cheikh Bassirou Dieng di chargé de communication Aminata Touré moo accidenté rek ci autoroute monument de la renaissance africaine bu Dakar nekkee rek ca Wakam moom nag otom ba rek moom moo dal di këpp comme nu ngeen koy gisee noonu ci image yi ana moom naka la si mujjee danañu leen ko xamal ci kanam tuuti lay doon. ci cadre programme bu ñuy jël ay rue ak rek ay édifice wa ila ay place publique am nu ñu leen tuddee mairie bu Saint-Louis dafa jël rek décision dal di tuddee avenue Charles de Gaulle njiitu réew mi Macky Sall waaye nag ay doomu Saint-Louis dañoo taxaw rek ne ñett ne du fa amee ba tax sax ñu fas yéene dox ñaxtu li ni mel ni ki samedi danañu àddu si négociation yi si diggante rek ministère de l'intérieur ak acteurs culture yi ministre de l'intérieur nag di Antoine Félix Diome daal dinay rek gàntalal Ngoné Ndour ak rek ñëw ñuy boot ca gannaawam li nga xamante ne ni moo di sit-in bu ñu waroon a amal ni ki tey ngir ñaxtu rek li nga xamante ne ni moo di mesure yu ñu jëlaat ci mbas mi ñoom nag si seen ndaje moomee ña ko teewee woon ak rek la ñu jot a xamal autorité bi danañu leen ko yeggee. xibaar bi wër réseaux sociaux yi ak rek audio buñ ci biral si lu ñeer rek diggante Mandiaye Seck ak rek kii di Sidi Diop ñoom ñaax ñooñee sax nee nañ dañu doon xeex bu rëy lool ca Almadi ba ñu dajee ana rek lu sabab seen xeex woowee si ab audio bu ñu fësal buñ si sukkandikoo dinañu leen ko xamal. dossier Assane Diouf bi ñu tegoon loxo benn fan ci weeru juin ngir kàddu yu ñaaw yam mu yëkkati woon rek jëmale ko ci njiitu réew mi Macky Sall daal dinañu koy rek examiner waat niki tey fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre bi ca chambre correctionnelle bu cour d'appel bu Dakar laata rek ñuy koy dakkat ana rek kañ lañu ko fas yéene amalaat ak rek lan la avocat Assane Diouf xamle lépp rek dinañ leen ko gën a faram-fàcceel laata rek ñu siy toftal xibaaru ba tàggat yaram addu ci football tëjee ko ak li nga xamante ne nii moo di làmb li moo ci gën a fës bu ngeen taaxirloo gannaaw bàkk bi ñu daal di yaatal. xaritu jigéen ñi ak képp ku bëgg lu baax di bijouterie Jam-Jam 2 nga xamante ne nii ñu xam or dëgg ñoo fa nekk daal dañ leen di indilaat ay bagages yu bees tàkk ay bijoux en or yu taaru lool tarkal la macha allah comme ni ngeen koy gisee noonu waa bijouterie Jam-Jam 2 indil nañu leen rek ay nouveauté 20 carats Bahreïn ay rek organza ak tamit rek ay 21 carats indien so demi so yemul foofu de bijouterie Jam-Jam 2 indil nañu leen tamit ay nouveauté 18 carats extra super extra néonoro pomi kawro biling girodani ak rek Versace ak i rek yeneen yu taaru lool ana ña doon coow arrivage bu mujj ba xanaa bu ngeen gisee rek lu ñu wàccee waat da ngay jàpp sa gémmiñ cuuma bijouterie Jam-Jam 2 daal boo fa demee da ngay mujjee sax am embarras du choix maanaam daal doo xam la ngay tànd ndax rek lépp taaru waaye ndokk rek ba di nga fa fekk ay ndaw yu xam or dëgg ak rek la ñuy def ba dinañ la rek taxawu ba nga am sa bëgg-bëgg daal di lay dalal nu ñuy dalal buur ci salle d'attente ba nga xamante ne ni dañu ko climatiser ndaxte foofee nag client bi moo fay buur waxtaan ak yow ba nga am rek loo bëgg vigile yi daal di lay accompagner ndax rek ñoom ñoo yor sa kaaraange ba keroog nga fay jógee yow mi bëgg nag ci yu baax yooyee moo xam en gros wala détail ma fàttali leen ne bijouterie Jam-Jam 2 mi ngi rek ca marché Tilène rue 19 angle Blaise Diagne mën nga leen woo tamit ci numéro yi ma lay bëgg a jox 77 681 57 38 wa ila ci 77 924 45 20 wala ci 77 542 00 77 boo leen woowee daal lépp loo bëgg rek wa ila loo yitewoo di nga ko xam ñu nekk nag ci diaspora bi tamit boo leen defee rek seen commande bijouterie Jam-Jam 2 fàttewu leen benn yoon da ngeen a mën a jot rek ci seen alal ci diir bu gàtt lool yow mi amagul tamit lu mot fàttewuñ la benn yoon mën ngaa dal di ñëw rek def sa commande dal di rek joxe li nga am ñu bindal la sab reçu ba heure rek boo motalee jël sab alal waa lii lu ko gën a neex ak bijouterie Jam-Jam 2 daal ku tàkkul or rek ci yow la des daw leen gaaw def seen commande ndax rek ku yéex ñàkk ci bile arrivage bu bees bu taaru lool. mu
ngoog nuyu nañ leen yéen ñu ñuy teewlu ci Dakar Buzz ngir taataan seeni ay xibaar mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci ministère bu gàccoo wàllum wér gu yaram bi tey rek junne ak juróomi téeméer ak ñeenti fukk ak ñeenti doomi àddama la ñu testé téeméer ak fukk ak juróom ya ñoo ca amee coronavirus bi juróom fukk ak ñaari dañu leen wàll juróom benn fukk ak ñetti di ay cas communautaire fanweer ak juróom faj nañ leen ba ñu wër tey ñaar fukk ak juróom benn sonn nañu ba ñu nga sauvetage am na rek ñett ñu ñàkkaat seen bakkan ci mbas mi nga xamante ne ba mu ñu ganisee ba jamono ji lee may wax ak yéen lu tolloo ko fukki junney doomi àddama ak juróom-ñaar ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn ñoo ko fi jot a amee si ñoom ñooñee nag fukki junne ak juróom-benn ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent faj nañ leen si ba ñu wër ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom jot nañ see ñàkk seen bakkan jamono ji lee may wax ak yéen juróom-ñaar téeméeri doomi àddama ak fukk ak benn ñoo yore rek bile feebar di coronavirus bi tëdd si bërëbu fajukaay yi ñu leen ci traité ba tey rek ci coronavirus bi njiital réew ba France di Emmanuel Macron la ñu daal di testé mu positif ci coronavirus bi ni ki tey ci alxames gi fukki fan ak juróom-ñaar si weeru décembre ba tax rek mu war a beru si diiru juróom-ñaari fan bu ñu sukkandikoo ci Élysée waaye nag du tee rek mu wëy di liggéey tey assurer ay activité à distance soxnaam nag di Brigitte Macron nekk ka contact Emmanuel daal dinañu koy ber moom it bu ñu sukkandikoo ci chef de cabinet bi waaye nag daal dinay leeral rek ni première dame bu France boobee amul rek benn symptôme ndax si dolli testé woon nañu ko mu négatif ci coronavirus bi ni ki talaata fukki fan ak juróom si weeru décembre laata rek mu doy amal ab visite ci benn service pédiatrique bu hôpital Saint-Louis bu Paris moom moomee nag Brigitte Macron dinañu ko rek testé waat par mesure de précaution. mu nekk agent municipal ca commune bu Diourbel Lamine Faye ay atam toll rek ci juróom fukk moo ñàkk bakkanam talaata ci ab accident bu doy waar mbir mi nag mi ngi amee ci wetu usine Sonacos bi fu élèves yi di farale di def réglage yi laata rek ñuy passé permis de conduire bi benn employé jaaykatu boisson bu riche nag moo doon rek defal cours conduite doom bu jigéenu boosam bi nga xamante ne nii rek moo perdre contrôle oto bi laata rek muy mbëkk Lamine Faye mu waroon Jakarta wam si noonu nag agent municipal bi daal di ñàkk bakkanam si saa si soxnaam si jëlee si ay gaañu gaañu yu doy waar chauffeur bi nag ñu ngi ko téye ca commissariat central bu Diourbel waaye nag ñoo ngi jot rek si yenn xibaar yi ne rek xale bu jigéen boobee di libano-syrienne moo nekkoon ci volant bi ci waxtu wa accident bi di am waaye nag chauffeur bi moo jël rek responsabilité bi ne rek moom moomee moo doon dawal gannaaw ba ko waajur bu góoru xale bu jigéen bi di patron wam demandé. si veyu tabaski 2017 bi Mortale Gueye Abdou Gueye ak rek Karamoko Konaté dañoo rek agressé woon benn policier bu ñuy wax Badou Gueye si noonu nag mu gis ne dañu ko humilier gannaaw ba ñu ko agressé en tant que policier ba noppi jël la mu yoroon yëpp tax rek mu jëloon décision lakkatu fenn ngir topp leen ci noonu nag mu ne defkatu ñaawteef yooyu dañoo jëloon yoonu Dalifort bi laata ñuy dugg Mariste daal di agressé tamit ay jigéen ak rek benn góor bu ñuy wax Abou Camara si noonu policier bi ne nag ba mu gisee rek ni benn plan bu mu am la yuuxu rek sàccee ñu dëkk ca koñ ba daal di génn dimbale ko ba ñu leen jàpp ci ay booru 3 heures du matin laata rek ñu leen di yóbbu gendarmerie ñoom ñoo ñëwee nag ñuy toppee association de malfaiteurs ak vol en réunion commis avec violence dañoo weddi rek ba mu set la ñu leen di tuumal gannaaw ba Mortale Gueye sax ne moom moomee opération tabaski la ñu doon def laata muy naan daa demoon julli ji ñëw nemmeeku ñu rek sàcc nañu ñaari xaram mu wax ko rek ki nga xamante ne nii moo di Karamoko mu gunge ko ngir mu seeti xaram yooyu laata rek ñuy dajeek agent de police bi mu laaj ko rek ci xar yam mu ko fekk mu yor mu ne rek agent de police bi daal di koy saaga tax rek ñu songoo xeex si noonu rek pistolet ba mu yoroon daal di wadd moom policier bi tax rek mu ne ko lii mooy firndeel ni yow yaa sàcc samay xar ba ñu ko laajee nag moom tamit agent municipal bu Grand Yoff ñu naan ko rek Karamoko Konaté la mu xamal rek moo di moom moomee nekkul délinquant procureur nag gis na ni mbir yi dafa graaw tax rek mu tegg ci seen dodd fukki atub liggéeyu ba sànca bañ conseil yu défense bi nag day sàkku rek ngir ñu bàyyi leen ndax rek nee na amuñ lenn la nga xamante ne nii moom mooy firndeel lii di agression yi ñaar fukki fan ak juróom-ñetti nag ci weeru décembre la ñu koy rek délibéré.
ma junj leen ko ci ndorteel li Tindodi di ab gox bu nekkee ca Touba njàkkare la ñu yeewoo démb ci àllarba gi askan ba fay yeewoo nag dañu xëy rek yem ci benn waay bu am fanweeri at ak juróom-benn bu ñàkk bakkanam ci ab tool ba mu rek takk boppam buum ci benn garab moom moomee sax di wuyoo si turu ba Thierno Sène daa teg rek carte d'identité ma ci saak bu mu rek defoon ay buumam ya mu yoroon ba noppi rek jël ay bagage am teg rek ci suufu garab ba laata muy jeexal ay fanam ñu yëgal leen ko nag ci ay booru juróom-ñeenti waxtu ci suba gendarme nga xamante ne nii ñoo nekk ca brigade de proximité bu Touba Belel def nañu constat bi laata rek sapeur pompier yi di yóbbu néew bi hôpital Matlaboul Fawzeyni ci waxtu wañi rek wëyandi lii di enquête bu ñu si tijji. Cheikh Bassirou Dieng di rek chargé de communication Aminata Touré moo accidenté ci hauteur monument de la Renaissance africaine bu Dakar nekkee rek foofee ca Wakam moom moomee nag otom bi rek moo dal di këpp comme nu ngeen koy gisee noonu ci image yi waaye nag yàlla def na rek mu génn ci ak lu image yi di doy waar yëpp moom moomee sax ci boppam Cheikh Bassirou Dieng moo biral xibaar bi ci page Facebook am tey xam ne rek ni mi ngi sant bu baax ba mu si génnee waaye nag nee na rek mi ngi hôpital principal ngir def ay analyse ba tey rek ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz ma addu rek ci mbirum politique ba ñu ko dalalee ca télévision Futur Média Moussa Sy daal dinay rek yëkkati ay kàddu di xam le ni rek transhumé wul te rek bu ko doon def ci atum 2012 la koy def tey naan rek su doon transhumé du ànd tey ak Khalifa Sall ba loolu nag weesoo Moussa Sy ne rek rëccu na sax si li mu nekkoon si boobulee xeex ndaxte rek kenn tooñu leen ñoom ñoo tooñ seen bopp si lu bëri laata sax muy leeral ni ba mu bàyyee taxawu Sénégal moom moo consulté waa Parcelles dem rek seeti Macky Sall tey xam le ni Macky woowu ko moom moo jógal boppam dem seeti ko jox ko sans condition après rek consultation yi yow yaa jiitu Sonko topp si Idi topp si te rek nee na mu ko waxee woon noonu la dal di demee. Ancien ministre de l'énergie et du pétrole Mouhamadou Makhtar Cissé mu ñu tekki ndombal tànkam ci ba ñuy amal remaniement ministériel bu mujj bi daal dinay tàmbalewaat rek liggéey ca inspection générale d'État ñu naan ko IGE gannaaw rek ba mu servir ay at yu bëri ci poste yi di directeur de cabinet du président de la République directeur général des douanes et de la Sénélec laata rek ministre bu ko njiitu réew mi Macky Sall faloona si cadre programme bu ñuy jël ay rue ay édifices wa ila ay places publiques am ñu ko tuddee mairie bu Saint-Louis daa jël rek décision tuddee avenue Charles de Gaulle bi njiitu réew mi Macky Sall li ni mel nag tax rek ba ay doomu Saint-Louis maire ba futtu gannaaw ba ñu àndulee ci boobulee décision rek seen maire bi jël ak équipe municipale am bi ñu booloo sax ñoom ñooñee ci benn kuréel fas yéene rek ñaxtu li ni mel ni ki samedi ndaxte rek nee nañu seen maire boobee di beau frère njiitu réew mi jël avenue ba tuddee ko rek Macky Sall du lenn du dul insulte ci histoire Saint-Louis ba tax rek ñu fas yéene jàppoo ne ñeet ne rek du fa amee leneen damay àddu ci négociation yi ci diggante rek ministère de l'intérieur ak acteur culture yi ministre de l'intérieur nag di Antoine Félix Diome daal dinay rek gàntalal Ngoné Ndour la ñu doon sàkku di seen sit-in ba ñu waroon amal tey nga xamante ne nii rek dañu ko fomm gannaaw ba leen jëwriñ waxee rek ngir ñu taaxirlu ba ci kanam ndax rek yokkute kaa yi ministre de la culture ak Youssou Ndour teewee woon nañu sax seen ndaje woowee ci seen ndaje ba nag Daniel Gomes di rek coordonnateur coalition acteur musique yi nee na rek xamal nañu autorité bi jafe-jafe yu milieu culture bi di jànkuwanteel yëpp ak rek lu ñu nekk ñoom képp rek ñu liggéeyul ci diir fukki weer ci noonu mu ne nag autorité bi nag nee na rek comprendre na leen bu baax a baax laata ñuy gisee seen biir dal di leen di joxaat rek rendez-vous ni ki tey bu 19h jotee ngir xamal leen rek décision bu ñu si jël jëwriñ bi di Abdoulaye Daouda Diallo daal di nay rek xamle ni dépensé na 1,65 milliard ci budget 2021 bi ci cadre rek subvention bu ñu jagleel SODAV ak 900 millions ngir rek lu ñu jàppale presse beeg culture bi DAGE du ministère de la culture et de la communication nag daal dinañu koy weddi ne rek du 1,65 milliard xaalis boobee mooy réaménagement bu ministère bi rek defoon en interne li ni mel nag doon luy firndeel ni 2 milliards yu ñu jëloon rek ci fonds Covid 19 bi jagleel ko presse beeg culture bi kenn xamul rek fa mu féetee ci waxtu bi nga xamante ne nii rek directeur général bu SODAV Ali Bathily di xamle rek ni milliard bu ñu jot du subvention tey rendre rek tey naan rendre nañu reliquat bi 532 millions ministère de la culture comme nu mu leen ko laajee.
leneen gannaaw ba mu amee doom bu góor moom Maty Carter Dieng daal di nañuy rek amal seen tudd ba noppi ca New York ba mu amee doom image yi sax ngeen di gis noonu rek ci écran bi équipe Dakar Buzz yëpp di ñaanal bébé bi ngir mu dund te barke la. xibaar bi war a réseaux sociaux yi si mbirum Sidi Diop ak Mandiaye Seck ñoom ñaari artistes yi nag nee nañu rek dañu doon xeex bu rëy lool ca Almadi ba ñu dajee bu ñu sukkandikoo si ab audio bu ñu si biral ci réseaux sociaux yi kenn si seen ndaw yi ñuy àndal di si àddu la mu xamle rek moo di taximan bu yeboon Mandiaye moo ko xamal rek ni Mandiaye moo nekk ci taxi bi laata rek muy klaxonné Sidi Diop di koy rek xamal ni yow laay béggee si noonu nag ñu ne sax kenn moom moo baare yoonu moromam li ni mel nag moom moo sabab rek xeex bi nga xamante ne ni daal dina fay juddu bu ñu sukkandikoo ci boobule audio ñu si biira la. dossier Assane Diouf bi ñu tegoon loxo benn fan ci weeru juin ngir rek kàddu yu ñaaw yu mu yëkkati woon jëmale ko si njiitu réew mi Macky Sall daal dinañu koy examiner waat fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre di tey rek ci alxames bi ca chambre correctionnelle bu cour d'appel bu Dakar laata rek ñu koy dakkaat ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre ngir vérification bu ñuy sukkandikoo ci avocat wam bii di maître Clédor Ciré Ly ba mu génnee sax ci rek audience bi moom avocat bi nee na rek libération d'office lay xarandi rek ci client wam bi gannaaw ba mu sukkandikoo ci article 127 code de procédure pénale buy xamle rek ni bu ñu ordonné détention provisoire mandat de dépôt bu ñu délivré rek juróom-benn weer képp la valable si bu bëree ba bëri lu ko mooy rek régisseur bi day ordonné libération d'office li ni mel nag doon luy firndeel ni depuis rek ba ñu ko teggee loxo benn fan ci weeru juin ba tey kii di Assane Diouf tëdd na rek durée bu loi bi tëral ba noppi. tàggat yaram football laa koy dooree fédération chinoise de football daa fas yéene rek plafonné ay payooru ba ñi nga xamante ne ni ñoo di joueurs étrangers yi si rek super ligue saison buy ñëw ngir rek limiter dépenses yi waaye itam sukkali tàggat yaram ci seen réew moomee si noonu payooru ba joueurs yi nga xamante ne ni ay chinois lañu dinañu leen plafonné rek ci 628 000 euros si waxtu wi nga xamante ne ni ñaari joueurs yi nga xamante ne ni ay étrangers lañu duñu rek mën a dépasser 3000 euros. muy góorgóorlu bu baax ci wàllum social international sénégalais bi di Mbaye Diagne mi ngi rek saa su ne si luy dimbale waa réewam rawatina fa mu dëkkee moom mi sax daal dinay rek defaraat école C bu nekk ci HLM 5 ba mu yànj lool comme ni ngeen koy gisee noonu ci image yi di lu waa école ba di rafetlu bu baax a baax. lamb laa koy tëjee ak combat si diggante Modou Xarañ Lo ak kii di Ama Baldé ci ab entretien ba mu def nag ak waa Lutte TV Balla Gaye 2 daal dina si avertir rek kii di Modou Lo gannaaw ba mu xamle rek ni Ama Baldé moo ko gën a dangereux moom Balla Gaye rax si dolli Ama ndaw la entraîné bu baax te rek Pikine yëpp a nekk ci ginnaawam ñëpp di koy ñaanalit mu remporter titre roi des arènes bi ba loolu weesoo Balla Gaye 2 ne sax rek Ama du def ay calcul ci ay combat wam te rek du la may tamit temps bi nga xamante ni da nga ci mën a xalaat ndax rek moom moomee xeexkat la te dafa agressif mu xamle ko moom Balla Gaye 2